xalaat ngir ñu daal di taxawal ab loi boo xam ne ñoom daanu ko jébbal seen xalaat boobilee seen kilifa ci pencum ndawi réew mi ñu gën a mittil gën a ñoŋal daan yi ni daan lu jëm ci wàllum góor jigéen fii ci Sénégal. beneen ponk mbokk yi muy yenn ci mécaniciens yi Sénégal mer ba futtu bootu ci seen kuréel gi ñu dippee REVAS ñu ne juróom-ñetti at ak ni ñu toxal leen juróom-ñetti at ñuy dund ay jafe-jafe ba tax da sax ñu ngi sàkk ñu jox leen seen wàll ci ndimbal li nguur gi yëkkati woon jagleel ko ñi loru ci mbas mi. leneen luñ fas yéene waxtaanee muy jàng ak njàngale ñu ni Sénégal bu nu artuwul fii ki at yi nu dëgmal lu jëm ci limub ay fajkat dañu doon ko néewle naka noonu itam boroomi xam-xam yu yëngutu ci wàllum science ñu ne bokk na ci la tax ñu wax ko mooy nee ñu njàng mi nga xam ne gune yi nekk ci série scientifique yi seen lim at mu jot dafay gën a wàññeeku. baliñ kumba dëkk boo dem def fa lu ne weng lees koy dégg yàgg na loole day ci ab dëkk bu tudd Kanuma nekk ci diwaanu Diamagadio département bu Kaffrine fa la jógee dëkk ba nee ñu am na lu toll ci wala lu ëpp juróomi téeméeri at askan wa fay dund ni daal dañoo mel ni ku nu fàtte ci réew mi ñuy sàkk ñu xoolaat ko. beneen itam mu jëm ci wàllum tàggat yaram daanu waxtaanee Coupe d'Afrique des Nations naka noonu Ligue 1 ak juróomeelu bëccëg bi li ci yenn kaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taaxee lu mbokk yi ma ñëw ñu faram fàccee. jaajëfal leen bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci télévision Futurs Médias xibaaru diggu bëccëg gi mbokk yi dañu koy doore ak kuréel gi di ànd sàmm jikko yi di ñoom ñi nga xam ne dinañ tase ak député yi fas yéene daal yóbbu seen ab loi proposition la xalaat bu nu xalaat jébbal ko ka jiite pencum ndawi réew ma ñu ne nekk li ko waral mooy rek lu jëm ci wàllum góor jigéen ñu gën a mettil criminaliser mbir moom mi lee ande ñu sax tey jii texte boobee ñu xaatim daanu ko teg ci taabalu ki jiite pencum ndawi réew mi Marcel Farba Maroun lañ ci àndal. benn proposition de loi ngir modifier article 319 bu code pénal war a criminaliser homosexualité ak comportement LGBT ñi di waa sàmm jikko yi di woo askan Sénégal ngir rek ñu bañ boobule proposition ñu daal di koy voté. organisation bi di sàmm jikko yi daal di sax wutu xalif généraux yi ngir ñu signer pétition bi nga xamante ne day criminaliser homosexualité ñuy fàttali que weeru mai bi passé ay organisation yu jëm ci wàllu diine fii ci Sénégal dañoo manifester woon ngir laaj ñu criminaliser homosexualité. ñu jéggalu bu baax a baax wax itam ci leneen muy rek lu jëm ci ponk bu ñu leen waxoon ci njalbeen ga kuréel gi lëkkale yenn ci ay mécaniciens fii ci réewum Sénégal di dund ay jafe-jafe juróom-ñetti at yëkkati leen juróom-ñetti at ñu nekk ci ay coono ko toltolaa nag dund lu mitti ndax liggéey ba gis ci seen bopp leneen itam lu nu bëgg nee ñu ndimbal li nguuru Sénégal jëloon jagleel ko askan wi nga xam ne mbas mi indi na gàllankoor ci seen liggéey ña ngay laaj seen wàll ci nar wi ci noonu dañuy teewlu Ali Sow moo jiite boobu li kuréel. président de la république moo leen jëlee fi garage pompier nekkoon biñ leen fa jëlee nag defar nañ fa ay appartement jaayee appartement yëpp benn 49 millions indi ñu suufu po boobu maraîchère ñu nekk fii di fi liggéey fii chaque mois ñu ngi fiy fay 414 000 ñu dégg nag président de la république fan yi passé wax ci ministre en charge de l'artisanal pour ministre bi actuellement mën a préparer wu ci terrain yi nekk Diamniadio pour mën ko joxe ci décembre bi ñuy wax ni président de la république terrain yooyu nga xam ne 50 hectares yooyu nga xamante ni ñu ngi koy joxe te mu nekk Diamniadio 50 hectares yooyu tur bi pompier la kon dañ ko destiné woon pour mécaniciens yi nga xam ne ñoo nekk pompier waaye yaakaar nañ ni ñëpp xaj nañ fa. ci fonds Covid bi président dafa génne 25 milliards jox ko artisans yi ci ni ñuy waxee nii ci conseil des ministres ci ministre de l'artisanal bi mu demee temps yee passé ci député yi assemblée ñëpp posé nañ ko question yi laaj ko xaalis bi ñun déggoon nañ nag président ne ministre des finances na génne xaalis bi joxe ko
ñoom nee nañu woon chaque mois dinañ génne 5 milliards mais ci 25 milliards yi ba léegi 10 milliards rek la ñu génne beneen xaalis bi kenn génnewu ko te artisans yi nag soxla nañ seen xaalis ndax fonds Covid la ñu wax pour ñu mën leen jox seen xaalis ndax chambre de métier bu Dakar ki ko yor muy suñu papa Maguette Mbow def na fi 26 ans 26 ans nag dafa yàgg ci chambre de métier bu Dakar defe naa ni li président de la république def ci artisanal yëpp mënul feeñ ndax góor gi def na fi 26 ans mënatul nag nañu nangu mag boo demee ba mënatoo poste bi nga yor nga jox ko xale yi ñu mën a liggéey. aywa ñu wax itam ci leneen ñu ne daal réewum Sénégal bu nu ci artuwul fii ak at yi nu dëkk ma limub docteur fajkat dina fi xaw a néew maanaam dinañ ko tumuraanke lu jëm itam ci gëstukat yi maanaam ñëpp ñuy xeltu ci wàllum science la ko waral nee ñu gune yi bu nu amee BFM wax dem ci série scientifique yi limub ñi daan dem danoo gis mu wàññeeku bu baax foofee ci diwaanu Thiès waxtaane nañ ko ca université professeur Iba Der Thiam ci teewaayu Cheikh Anta Diop ak Sey Latir. ndax élèves yi dañoo ragal série scientifique yi toll nañ ci élèves yi kenn ñemeetul série scientifique loolee di am njàmbat ab xayma boo xamante ne ay inspecteur de l'éducation ay jàngalekat def nañu ko fii ci diwaanu Thiès. orientation yu mujj yi au niveau national constaté nañu ni taux national bi ñu élèves yi ñu orienté ci série scientifique yi mi ngi ci 29,03% alors que loolu néew na fi ñu toll war nañu vraiment élèves yi scientifique yi ëpp littéraires yi baax na mais quand même li ñu ci am moo jéggi dayoo par rapport ak li ñu waroon am ci ay scientifique donc war nañu inverser tendance bi donc 29,03% mooy niveau taux national bi te 29,03% yooyu on a constaté que 7 académies rek ñoo ko dépassé ça veut dire que sur les 16 académies am na 9 yoo xam ne mënuñu sax atteindre loolu moo tax nag autorités yi jóg mënuñoo defar réew amuñu ay scientifique nee nañ am réew ay xarala yi ñoo ko yor ak ñiy gëstu ci wàllu science waaye nag réew mi ni muy doxee ak ndongo yi ni ñu ragale série scientifique yi bu ñu sàgganul daañu dem ba du ñu am ay médecins yu doy wala ay ingénieurs. vraiment faire ba xam ne tendance bi ñu inversé ko parce que bu ñu continuer nii des na tuuti ñaanuñu ko yàlla daañu dem période boo xam ne médecins yu doy dana jafe pour am ingénieur yu jafe parce que amuñu ay scientifique. lu toll ci ñaari fan ay psychologue conseiller ay jàngalekatu ay professeurs université ñi ngi ci auditorium bi université Iba Der Thiam bu Thiès di amal nag ay bëccëg yoo xamante ni dañuy jàkkaarloog élèves yi nekk ci collège ak lycée yi waxtaan ak ñoom fexe nag ba ñu ñemee série scientifique yi. aywa ñu des ba tey ci xibaaru diggu bëccëg gi mbokk yi wax itam ci ndaw yi yëngatu wala bokk di liggéey ci toolu mboq yi ñu ne daal lu jëm ci utu xëy maanaam lim ba ñu soxla koppar yu bëri la ñuy lay laaj loolee tax na nag ba nga xam ne daal day nekk lu mitti ci producteurs yi ñu ne nag ñi nga xam ne ñoom ñooy direction de l'emploi lu jëm ci wàllum xëy mi wàññi nañ leen bu baax yooyu les dépenses ndax yóbbu nañ fa ay ndaw Pape Mbaye Diaw Fary Gueye la ñuy fekk ci diwaanu Fédération nationale des femmes producteurs de maïs ñoom nag xaalis bu takku la ñuy dépensé at mu jot ngir rek daal di jël ay ndaw ñuy mën di liggéey ci tool yi loolu nag doon ay frais yoo xamante ni metti lool ci producteurs yi. Chaque année on recrute des jeunes. dañuy recruter ay ndaw ñuy liggéey ci tool yi loolu nag doon loo xamante ni mënuñu ko ñàkk di bañ a def ndaxte suñ ko deful rek sunu liggéey du dem te nag ndaw ñi mënoo di leen liggéeylu te doo leen fay loolu nag doon ay charges yoo xamante ni fédération bi moom moo koy jël en charge. Participe à la production, participe au développement du Sénégal. ngir saafara jafe-jafe yooyu direction wu emploi daal di signer ay convention ak fédération bi directeur de l'emploi di xamle ne bëgg-bëgg bi rek mooy fexe ba jigéen ñi seen production bi daal di yokku te emploi yi nga xamante ni moom lañ fa signé mu gën a wéy. ñu ne nañ ñëw signé ak ñoom convention pour au moins sécuriser emploi yi fi nekk bi ñu ñëwee aussi ñu wax ñu lu ñuy def ak li ñu fas yéene def ñu yaakaar ni 20 seulement stagiaires du doy pour fédération bu toll nii looloo tax ci perspective yooyu ñu ne à partir de 2022 pour mën a jàll de 20 à 170. programme bi nag doon na loo xamante ni dina tax ba ndaw ñi mën a toog ci dëkk bi di fi liggéeyee. convention bi day yokk emploi te ba pare boo gisee nit ñi di dem jël ay gaal dem ay bateau di vraiment sacrifier seen vie c'est parce que jumtukaay moo doyul donc yaakaar naa lii bu ñu leen yokkalee ay matériels lourds vraiment day gën a participer ci à une réponse au chômage au Sénégal. lu weesu signature convention bi jigéen ñi nga xamante ni ñooy produire maïs fii ci Saloum daal di nañuy jot ci ministère bu l'agriculture 200 semoires ak 50 août.
ñu wax itam ci leneen muy Modou Diagne Fada mi ñu dénk kuréel gii di Sonacos moom nag la mu bëgg rek mooy gerte googee ñuy jënd mu nekk itam gerte gu baax lu ci mën a am nee naal fi mu ne nii ña ngay wéyal seen ab liggéey ndax lu ëpp 2 junni ci ay tonnes gerte mu nga foofee ci diwaanu Tambacounda. Moussa Oumar Gueye Amadou Diédhiou ñoo toogal groupe Futurs Médias ci Sénégal oriental. ci seko bi nekk ci Tambacounda daanaka lu ëpp 2 junniy tonnes ci wàllub gerte Sonacos daal dinañ koy dagale ba tax nag fi mu nekk nii ki nga xam ne moom mooy directeur général bi di Modou Diagne Fada ànd ceeg mbégte waaye nag fi mu ne boo seet loolu ñëm ci wàllub qualité gerte bi ala kulli àlleen war nañ ko seetaat. ci 2000 tonnes ak fukki camion yu nga xam ne ñu ngi xaar mu nekk lu nga xam ne jàpp naa ne lu am solo la. maintenant qualité gerte bi ñuy jot. léeg-léeg qualité bi sant Dieng wala Fall waaye nag gis nañ ne fan yi en tout cas camion yi mujj ñëw gis nañ ne gerte gu baax gi mu ngi commencé génn ñuy encouragé nag opérateurs yi ak producteurs yi ne leen nañu gaaw ñëw jaay suñu seen gerte waaw jël pëpp mi rek di yónni naan gerte usine di yónnee Sonacos naan damay denc gerte gi ndax njëg gi dana yokk niitu ba lakkale laay bañ. jëm ci wàllu koppar kii di Modou Diagne Fada directeur général bu Sonacos mi ngi dalal xel yi. lañ amoon daaw 26 milliards wax naa la ni mu demee ren 26 milliards yooyu ñu amoon daaw joxaat nañu ko ba pare ñu tegaat ci donc 6 milliards ak genn wàll yi nga xam ne moo desoon ci campagne daaw ba te ñu ngi xaar fukki milliards ak juróom yu nga xam ne ci banques yi la war a jóg war a nekk ñeent fukki milliards ak juróom-ñaar ak genn wàll. ci beneen anam itam am na yeneen i seko yoo xam ni war nañ ko ibbi ci Sinthiou Malem ak fi nga xam ni moo fare ci Idda Mouride ngir jàppale ñi nga xam ni ñoom ñooy opérateurs yi laata kon ñuy jële gerte fii di daw di dem ba Kaolack ak itim nan la ñuy def ba daal di désengorger fi nga xam ni moom mooy Kaolack camion yëpp di fay daje. aywa ñu wax itam ci ceeb bi ak na nu koy jëlee biti réew di ko indi fii ñu ne nag daal dañ ko bëgg a dakkal ndax am na projet bu yaatu boo xam ne day yëngatu ci wàllu wi ci diwaanu Fatick ci juróomi at ci la ñu koy liggéey la ñu bëgg rek nee ñu mooy li jëm ci wàllum jiw ak jumtukaay yi baykat yi ak producteurs yi di soxla ñu mën leen ko jàppale ba mu jàppandi ci diwaanu Sine. Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey la ñu fay fekki. yoo xam ne dañ koy daw ci tali gis nañu. mu mel ni élément bi jàppandiwul daañu ci ñëwaat ci suñu yeneen jataayu xibaar ñu des ba tey ci xibaar yi wax itam ci Samuel Sarr mi tekki ndombal tànkam ci Locafrique loolu nag di xibaar boo xam ne jot nañ ko Samuel Sarr nekkoon jëwriñ moom tekki na ndombal tànkam nekkoon itam administrateur bu Locafrique ca présidence bu conseil d'administration bu Sarr démb nag la tekki ndombal tànkam loolu nag mu wax ko rek ne itam daal ñàkk bokk gis-gis ci digganteem ak ki ñu naan Khadim Ba ci lu jëm ci Sarr ak itam génn yi nga xam ne génn na ko ci presse bi fan yi ñu génn moom mi fi nekkoon jëwriñ Samuel Sarr moom ànd na ak nguur ak Sénégal ci taxawaay bi mu am ci lu ni mel ñi layool Locafrique ñoom daanu janook taskatu xibaar yi fii ak ay waxtu yu néew maanaam fii ak ngoon ñu des ba tey lu jëm ci wàllum pétrole ak lu ni mel ak conseil présidentiel bi nu amaloon ni ki démb foofee ca Diamniadio mu soxal rek daal koppar yi nga xam ne day tukkee ci mbir moomee ñu ne nag lañ cay xaar toll na ci juróom-ñaari téeméeri milliards muy budget bu ñuy xaar at mu jot ne ñu nag la ca des moom ñu jagleel ko rek gune yi nga xam ne ñoom ñoo fas yéene ñëw ëllëg ndaje ma ko ñu fa teewaloon di Abdou Diouf Diagne ànd ci ak Bamba Samb. projet loi bi 23 la ci article ñu tënk ko ci juróomi chapitre ñeenti poñ yu am solo nag daal di ciy nekk bu ñu sukkandikoo ci jëwrin ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu finance ak gafak ak réew mi muy xam leen lu tollook juróom-ñaar téeméeri milliards at mu jot dina dugg ci keesu nguur gi. Le Sénégal a adopté en 2021 la loi sur le partenariat public-privé. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, l'utilisation des retombées du pétrole et du gaz pour le bénéfice exclusif du peuple est consacrée par la Constitution. 700 milliards par année de prévu, donc qui vont abonder le budget de l'État, ce qui fera qu'à partir de 2024, notre pays aura dépassé la barre des 6 000 milliards de budget.
ce qui se traduira par 3 autant pour moi une multiplication. mu ñeel wàllu partenariat public privé nees jëfandikoo li nga xam ne nag moom moo di pétrole bi jàppale ne nag ci wàll wi lu toll ci juróom-ñaar téeméeri milliards dañ ko am at bu jot lu ni mel dina tax fii ak atum 2024 suñu réew dina rek daal di egg ci baax yu 600 milliards ci budget bu mel ne nag suñu abu budget day gën a ñoŋ. Voilà les conséquences en fait de l'exploitation issue des ressources issues du pétrole et du gaz. ak conseil présidentiel bi nag ngir xool naka la ñuy mën a nag jëriñoo koppar yi nga xam ne moom mooy jógee ci gaz bi mbala pétrole bi li ko tax a jóg rek mooy daal di ci indi ak yoonal la wante nag yooyu koppar kenn du ko jëriñoo ngir fay ay salaire. Je l'ai rappelé la dernière fois, c'est pas parce qu'on va commencer à avoir du gaz que chacun va demander le doublement de son salaire. nekkul ne dañoo am lu soxal wàllu gaz ak itam pétrole di ko jëfandikoo rek ku nekk war a wax ne que ne li nga xam ne moom moo di salaire am dañu ko war a mën a yokk du loolu koppar yi itam du doon loo xamante ni dañu koy séddale dañu koy dugal fa nga xam ne nag fa la war a dugg lu ci mel ni wàllu mbay mi njàng mi ak njàngale bi wàllu wér-gu-yaram ak yooyu jàpp naa ne farata la. L'éducation, naturellement, la santé, etc., etc. koppar yooyu sax nag téeméer boo jël fukk yi dinañu ko jagleel li nga xam ne dañu ko dencal la ñi ñëwagul la fonds de stabilisation bi tamit dina daal di jël lépp loo xam ne nag moom moo des ci ay koppar yoo xam ne dañu koo tënkoon ak li nga xam ne nag dañu koy amal comme ay réalisation. bu nu jógee Diamniadio ñu doxantu ci biir réew mi dem ba ca boori Léona foofee ñu ne ñàkkub daral indi na jafe-jafe ñi yëngatu ci wàllum càmm gi luuma ba saa yu ñu ko amalee ca dëkk ba toltolaa nag raj-raj loo ca jaba day indi jafe-jafe ba tax na nag mairie bu Léona ne tabax na foofee daral bu yaatu ànd ko ak ay partenaire am ngir jàppale askan wi rawatina ñi yëngatu ci wàllum càmm gi liggéey ba gën a ñoŋ Léona ma nga dekk ca diwaanu Njàmbur ka ñu fa toogal Thierno Fall. daral bu yees bi nga xamee ni tabax nañ ko fii ci commune bu Léona nekkoon ab doléance bu yàgg ñeel askan yu fi yeewoo rawatina ñii di sàmm yi nga xamee ni si seen jur gi da daan jaxasoog nit ñi ci biir marché bi muy nag lu nga xamee ni saa su ne mënoon naa jur ay jéeya. xanaa yàlla mi nga xam ne mooy suturaal moo sutural sinon mënoon na gën a garaaw nii ndax kam nga jur dafa ànd ak ay béjjinam ak biyaam te dañuy doon ménage tout le temps ça fait tey 40 ans ñu koy dox. mais grâce ak monsieur le maire ak jàppale Babacar Sarr ak maire de Asse tey ñun éleveur Léona moom kontaan nañu. jumtuwaay bu ni mel mi ngi juddoo ci ab lëkkaloo bu dox ci diggante commune bu Léona ak commune bu Astier nekk ca réewum Belgique. suñu partenaire bi nga xam ne mooy union de ville bu Belgique moo ñu ci jàppale ànd ci commune Astier ba financement bi mën a pare ba ñu mën ko réagir ba mu toll fi mu toll nii tey. loolu nag mu nekk lu am solo ndax dañu ko yàgg a bëgg sàmmkat yi yàgg koo bëgg yàlla nag sottal na ko bésu tey. daral gi nga xamee ni si liggéey bi yegg na ba ñu réceptionné ko sént nañ ci mu suqali càmm gi fii ci diwaan gi waaye itam mu yokk recettes yi ci municipalité bi. mais tey li ñu leen defal nga xam ni mucc na ayib Claude Bilton nee na ñoom nag ñoo ko war a suuxatal seen bopp ñoo ko war a gérer muy jumtukaay boo xam ne lu ne mën na koo fi indi. dana doxal fiscalité mairie bi dana doxal éleveurs yi dana doxal population yi. lëkkaloo bu dox ci diggante Léona ak commune bu Astier am na juróomi at ci ren ji mu bari lool ay réalisation yu nga xamee ni juddoo na ci rawatina ci wàllum ndox élevage ak njàngum xale yi. Thierno Fall ñu sant ko bu baax gërëm ko bu nu jógee ca diwaanu Njàmbur ñu doxantu ba Fuuta foofee dañuy wax itam ci ñetti gox yu fasantikoo yu nekk foofee ci commune bu Ourossogui ñoom nag jafe-jafe ndox la nu doon am nee ñu nag aajo ja dafa mel ni am nañu leen ko fajal ndax doomi dëkk ba tabax nañu fa ab forage waaye terewut ñu ngi sàkk ci nguur gi nee ñu bu leen mënee baax yëpp satado ko defee ñàkkum ndox du nekk lu ñuy dundati foofee ci diwaan ba Matam ka ñu fay fekki mooy Ali Bandel Niang. Fumihara Jobbe Fumihara Dembube ak Jambeli di ñett bërëb yi nga xam ni jotandi ci ndox bu sell ab jafe-jafe bu metti la askan wi di dundee dëkk yooyee nag boobu ba léegi ay conduite ñooy jógee ca Ourossidi dekk chef-lieu commune boobule waaye forage ba tey jii kat màgget na màggetaay gi tax mënatul satisfaire demande boobule donte sax gannaaw sax askan wi dañuy xaar ba xaaja guddi ngir pepp ndox di wàdd ci robinet yi waaye ndox moomee xonkaay bi tax
tax doomi aadama mënu koo naan mu di nag ab jafe-jafe bi nga xamante ni léegi rek mu am ci saafara gannaaw ndorteelu liggéey ngir amal ab forage bu bees ca Jamweli di ab forage bi nga xam ni benn bay defal yàlla nekk ca Burkina Faso moo ko porté. ñu ngi koy jafe-jafe ndox bu ñu am dafa bëri dañuy toog fii ba 4 heures du matin du ñu am ndox dañuy toog ñun nag dañoo toog benn instant questeur ñëw jógee Dakar ñëw direct ba mu jógee Dakar ñëw nag ñu ne ko ñun dañuy jafe lu ñu bëgg mu jàppale ñu ngir ñu am ndox dañuy toog ba 4 heures du matin du ñu am ndox te loolu tamit problème la ñu ne aussi suñu amee ndox yenn saa yi ndox bi day ñëw te dafa nekk kii ndox bu xonk duñ ko mën a sax naan dañoo am léegi daf ñuy indil difficulté loolu moo tax ñu naan ko loolu moom tam mënuñu ndox moom loolu moom c'est priorité il faut ñu am ndox ñu ngi koy sant nag di ko gërëm ngir nu mu ñu defal ni yombul dindi si fond propre defal ñu dëkk bi luñ koy wax. waaw ni ko jigéen ñi waxee rek ñun góor ñi itam jafe-jafe ci wàllu ndox ñun xam nañ ko ndaxte nag ñëpp xam nañu dëkk bi rëy na du benn rek te forage ba foo ci Ourossogui demetul noonu tey ji nag gannaaw forage bi ci nga xam ne moo di Arouna Dia defal nañu ko fekk ay bés rek daanaka. min ɗamini yaakaar dañam parce que gila ɓe ngari koye liggéey ɓe ngoni. yaakaar gi ñëwaat ci xelu askan wi bokk ci dëkk yooyee yëpp nga xamante ni fii mu ne bokk na ci seen mbébét itam amee château d'eau bu yanj bi mën a desservir dëkkaan yëpp loolee kon mu dugg ci projet yi nga xamante ni nguur gi mu ngi koy dawal jamono yi te muy intervenir ci ay gox yu bëri ci biir région bi lee. Ali Bandel Niang ñu sant la bu baax gërëm la wax itam ci tàggat yaram muy Ligue 1 ak juróomeelu bëccëg bi tey jii la bu ñeenti waxtu tegalee fanweeri simili AS Pikine dina daje ak Génération Foot Sineps dina daje ak Tëngéej FC Njàmbur bu Louga tase ak Guédiawaye Football Club AS Douane ak Jaraaf Jàmbaar ak Mbour Petite Côte Casa Sport moom dina tase ak Linguère US Gorée Dakar Sacré-Cœur ñu des ba tey mbokk yi ci football ak Coupe d'Afrique des Nations ca Cameroun ñu jàpp ko juróom-ñeenti fan ci weeru janvier ba juróom-benni fan ci weeru février atum 2022 njiital CAF daal di xamle rek ne xew-xew boobee ci kàttanu yàlla dinañ ko amal ci date yooyu ñu jàpp loolu nag mi ngi ko kàddu yi mi ngi ko yëkkati gannaaw ba mu tasee ak njiitu réew Cameroun di président Paul Biya moom moo CP nag ñi ko gunge woon bokk na ca Augustin Senghor bi jiite fédération sénégalaise bu football fii ci réewum Sénégal dañ ciy ànd ak dañ ciy dellu siwaat ngeen baal ma ci suñu yeneen jataayu xibaar kan boobu sax la ñu des ak Aliou Cissé mi fas yéene fësal turu gaynde yi nara dem ci Coupe d'Afrique des Nations bile aljuma di gannaaw ëllëg la ko fas yéene fësal ci kattanu yàlla liste ba nag yokkees na ko ndax sunu gaynde yi daañu dem lim bi ba ñaar fukk ak juróom-ñett lu ci mën a am nag ki nga xam ne doon na yëngatu ci wàllum tàggat yaram football kat la woon di Ndofène Fall moom daal nee na dara bettu ko ci mbir mi maanaam daal xaarul benn yoon. benn mbetteel dañ ci ànd ak Cheikh Saad bu Diarra ak Amadou Ba. ci liste gaynde Sénégal yu ñu nar a jël fan yi ngir CAN Cameroun 2021 Ndofène Fall xaaru ci ay mbetteel xanaa dellu si yenn joueurs yi rek mu jàpp ni fu ñu toll nii lu dëgëral groupe bi moo war a nekk mbébét bi. équipe nationale du Sénégal boo seetee téeméer bu ne juróom ñeent fukk yi ak juróom xam nañ ko kon bu ñu yàlla dimbalee ba ñu yegg ca. te yegg ci ak jàmm xale yi wér te nekk en forme mën nañoo xam à peu près équipe bu Sénégal ñan la ñuy convoqué 28 la ñuy convoqué dana permettre ñu élargir affaire bi loolu ñu élargir noonu dana tax ba ñenn ñoo xam ni xëy na nekkuñu fi woon ñu mën leen a woo ba nga xam ni bu ñuy dem équipe bi ñu gënal daal la ñuy am. capitaine Kalidou Koulibaly ak Ismaïla Sarr gëj nañu football wante dinañu bokk ci liste bi ba tax na. mu jafe xam ban rendement la ñu nar a am. waaw dama la ne paaka ñaari boor la bu ñu fàtte ni Danemark dafa nekkoon vacances ñu dem jëli ko mu ñëw gagné coupe d'Europe bi parce que xëy na li ngay manqué ci compétition da nga ko am ci fraîcheur kon nag nañu ñaan yàlla xale yi yegg si wér péng nekk en forme bu ko defee ñu am suñu équipe bi nga xam ni moo ñu gënal ñu dem wuti coupe d'Afrique. Aliou Cissé mi yor gaynde Sénégal yi dina siiwal liste bi aljuma bii. équipe nationale bi jiitu ci classement Afrique bu FIFA dafa am yéene jël raaya bi ca Cameroun loolu tax ñëpp di leen ci xaar.
Cheikh Sadbou Diarra ñu sant la gërëm la yegsi nañ ci ponk bu mujj li ci yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf pétrole bi mbaa passeport yi ci diggante ñaari pays yi la yéenekaay yi xëy di jaabaytoo daanaka ubbi l'Observateur xëy na yenn ci tukkee ci conseil présidentiel gi ñu doon def démb ca centre international conférence Abdou Diouf ba ca Diamniadio doon ca waxtaane ni ñu war a doxale ci li war a ruusee ci pétrole bee gaz bi ñuy séntu ci réew mi njiitu réew mi Macky Sall leeral fa ne xaalis bi ñuy séntu bu yegsee du doon xaalis bu ñu yokkee ay salaire source nañu juróom-ñaar téeméeri milliards yi ñu ciy séntu at mu nekk ak lu jëm ci juróom-benn junni milliards ni budget li ko tàmbalee 2024 koppar yooyu ñuy dégg li ñuy bari compal di Macky Sall génne na ca fonctionnaire Le Quotidien nañu ni mu ko bëgg a tëralee moo di téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ya mu di 90% yi ci budget bi lay dem 10% ya ca des ñu beggandil ko génération yi di ñëw di génération future L'Info find ne recette yi ñuy séntu ci hydrocarbure bi Macky Sall tëral na ni ñu ko war a doxalee réew mi Quotidien ne ko li njiit réew mi def moo di anticiper ci leeraange gi ci waram ak ci ni ñu ko war a doxalee ñu dox dem ci journal Le Mandat li mu ñor ci xëtamu njëkk moo di Macky mi ngi seet nu mu mën a def ba lépp jaar ci yoon Soleil national dolli ñu ci ne li ñuy séntu ci pétrole be gaz bi suñum réew di Sénégal li muy seet mooy nu mu gën a jaadoo ngir ñu doxalee ko Soleil national dégal ñu ci ne président national di Macky Sall sàkku na ca ndaje ma ci yenn organisation yi ñu bàyyi xelu askan wi ñuy jaxase ci mbiru pétrole be gaz bi yéenekaay bi mi ngi ñuy xamale juróom-ñaar téeméeri milliards yu ñu ciy séntu fii ak 2023 Vox Populi xibaar ñu ne lu soxal exploitation pétrole be gaz bi li ñu ci nat moo di ci fanweeri at yi di ñëw war na jural Sénégal ñaar fukki junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ci ay milliards enquête yéenekaay moom it xibaar bi la xëyee li mu ci xamle mooy juróom-ñaar téeméeri milliards yu ca war a tukkee at mu nekk ci diiru fanweeri at journal bi boole ko kàddu président Macky Sall yu muy waxee ne bu ñu jàpp ne suñu réew di Sénégal am na gaz rek ba tax kenn ku nekk bëgg a taxaw di laaj ñu doubler la sa salaire détournement ga ñuy wax ca trésor libération mi ngi ñuy leeralal ñaari inspecteur du trésor yi ñu ciy tuumal fan la ñu jaar ba ngembal 4 milliards 685 millions 235 mille 936 mille yi waral mbambuli yéenekaay bi nañu Abdoul Aziz Diop ne woon percepteur ca Mbàkke ci diggante 2015 ba avril 2021 moom 2 milliards 459 millions 435 mille 371 francs la ñu koy tuumal ki ci des di Mouhamadou Ndiaye percepteur bu Ndar ci diggante 2020 ba avril 2021 moom nee nañu 2 milliards 225 millions 800 mille 565 nee nañu moom la détourné ñoom ñaar ñëpp nag libé mi ngi ñuy xamal ne faxas nañu tuuma yu leen gàll ba mu set wecci ba xam le ne rëq-rëq yu am ci système informatique bi moo indi li xew l'observateur nañu mbir yaa ngi gën di tar ak a jaxasoo ci coowal détournement bu 4 milliards 600 millions googee ñuy wax ca trésor ndax ñaari inspecteur du trésor yi ñu gàcci tuuma yi di Abdoul Aziz Diop ak Mouhamadou Ndiaye donte gisee guñu sax ak juge d'instruction bi yore seeni dossier waaye procureur bi moom mi ngi sàkk ñu mandat dépôt leen Vox Populi nañu mandat dépôt guñu leen nag déféré woon nañ leen démb waaye retour parquet lañu leen defaat ñi am seen juróom-benneelu retour de parquet l'observateur nee nañu moo di ñi ñuy tuumal ci trafic passeport diplomatique yi ñuy wax ci diggante palais de la république ak ministère affaires étrangères assemblée nationale ak waxi trafic passeport diplomatique yëfa wunni woon source waa nee nañu yoon di justice ma nga ca bu baax a baax yëral xët mu njëkk yéenekaay bi El Hadji Mamadou Sall ak Sadio Dansokho fekki nañu El Hadji Diadji Condé ca kaso ba Boubacar Biaye daal lañu xamagul fan la yoon toll ci ay mbiram te ab avocat di maître Antoine Beng nee na ab clientam di Boubacar Biaye jotagulub convocation. Mohamed Ndiaye ñu sant ko bu baax gërëm ko sant leen tamit ci safoo gi ak kóolute gi rédaction bi ngoon dina dellu siwaat Pape Cheikh. dama la déggul woon quoi je demandais aux équipes ñu yokk ci ginnaaw. aywa jërëjëf maam Fati kontaan nañu. xibaar yi buur na ñu delloo la lenge yi dig la daje ëllëg. moom kay bi mu buur rek léegi mu ngi bëgg a yàgg. 1 minute rek lañ débordé Pape may ñu ko. Fall tey loo may gilet. gilet bi dañ ko tricot dañ ko ràbb. bon ben ñu ngi lay gërëm tamit rédaction bu télévision Futur Média. merci beaucoup dig daje bi ak yéen xam naa ca kanam boo di 19h pour Soir d'Info. Inch'Allah. et puis Sarah Cissé qui se prépare pour le 20h. ak it information yi ci site internet bi www.igfm.sn. c'est ça Pape Cheikh. merci Mame Fati. jaajëf bonne journée.